lu communication yëpp xam nañ ne tey boo doon lim image wu célébrité sénégalaise yi nga xam ne ñi fi gën a ëpp tour nga xam ne seen image mën nañ koo jëfandikoo ci wàllu marketing ak communication ñoom seen image yàlla dogal na ci la bokk. loolu taxoon na ba nga xam ne boo leen boolee am na ay benn impact bu mu war a mun a am sur le plan marketing et sur le plan de la communication. mu am entreprise yoo xam ne nag lu leen ñoroon la ci combat bi kon lu jëm ci wàllu sponsoring wax dëgg yàlla am nañ ci satisfaction parce que am nañ ay structures yoo xam ne ñëw nañ jàpp ci combat bi par rapport ak image yu ñaari mbër yi loolu benn yëf la. boo xoolaatee pay per view bi biñ koy def parce que dañu jàpp comme ni ko Ibrahima waxee ne pay per view bokk na ci li nga xam ne mën na dimbali làmb malal ñu ngi 2018. 2019 ñoo ngi 2019 waaw. ñaata grand combat nga dégg parce que bii duma ko boole ci 2019 dañ ko ci bëree waaye sosoon nañ ko depuis 2018. ba fi may wax ak yow ñaari grand combat lañ dégg. mag a mag a mag suñ doon wax pourcentage dinaa la ne à 80% on est satisfait. waaw à 80% on est satisfait malal dama lay bàyyi nag ci coow li. parce que coow li mooy waa pay-per-view yi. xam man sax man pour. dama bëgg waaw. mottali tuuti Issa sànq sax nee nga dañuy câble wax ji. mais ay sénégalais mënuñu toog ñun ñëpp ñu ay gor ñu ni dañuy câble wax noonu kenn du taxañee noonu il faut ay responsable ñu expliquer lii saa wax dëgg la à 80% on est satisfait mais li mu wax it dëgg la làmb sponsor rek mënu ko yor bi làmb ji tasee même Aziz Ndiaye tëb na ni maa tëgg làmb ji ñoo ko jottali ko loolu jaral leeral la Aziz Ndiaye tëggul làmb ji Aziz Ndiaye li mu def moom la Orange daan def parce que man Orange bi may tëgg ñii 650 millions la ñu doon jox par at ci télévision lay wax ñu ngi may dégg ku ma mësuma tëgg làmb di ci def sama xaalis ba mu jàpp aw ma ko sax mënuma ko du ma ko def Aziz bi bu ñëwee ni ma sama Balla Gaye parce que Balla Gaye mbërëm nëbbu ko mooy agent bu ñëwee ni ma Balla Gaye tëggal Balla Gaye ak Modou Lo ma ne ko du ma ko def parce que aw ma xaalis bi ma ko tëgg sponsor yi daw noonu moom ci boppam moo ne ma sama structure sama entreprise ak tubaab yi may liggéeyal am nañu budget de communication mën naa fexe ñu dugal ci 200 millions premier mois bi sax dama bañ mën a Issa le lendemain mu waat ma ne ko amul problème nan ko jéem loolu moo indi combat bi am moo tax mu wax warul woon a waxee noonu nag mënoon na ni su dul woon sama sponsor bi ma ci dugal làmb ji du am parce que su dul woon Orange ay Tyson Balla Gaye du am ay Modou Lo nangam du am leen du am kon Sénégal man nitu sponsor laa du ma xaru suba su ma sponsor ni woon 300 millions yi nii damaa bëgg tel combat man koo engagé parce que foofu danaa wàññi samay perte mais ba nga ko waxee indi na benn buzz bu rëy ci réew man Gaston Mbengue ak li ma def ci làmb ak li ma tëgg ci làmb man xaju ma ci kaw kenn man kenn attunu ma ci làmb kenn Aziz dafa def yëfu patriote mënoon na jël xaalisam dugal ko feneen gis na ni làmb am na mu wax ay partenaire am nañ jël bi de communication bi am na lu ñu ci dugal ci làmb ji kooku daf ko ci war a remercier mi ngi may baal wax sax mais war amul lu mu may baal wax mais Gaston bu Aziz Ndiaye nekkee agent Balla Gaye waaw jël téléphone wala ñu ne tëggal làmb Modou Lo Balla Gaye ma sponsorisé de 200 millions waaw yow promoteur nga nangu lool ndax du tey xel tuuti non du tey xel Modou Lo mii su ma biram ñi ngi may woo ni ma 200 millions ngi ni tëgg ko Massamba ma tëgg ko Massamba pourquoi ñun ñëpp ay Sénégalais lañu dañuy liggéey rek tey ñu ngi nii toog ñoom ñaar ñii ñoo lekk seen xaalis ñoo toog nekk benn nekk ay xaalis ban problème lu tax Gaston ne nga promoteur nga xajoo ci benn promoteur déen waxuma la xajuma ci benn promoteur waaw kenn attunu la lu tax kon lu waral Gaston di toog ba ñu koy wax ni kaay nga xaalis a ngi tëggal xanaa Gaston daa wutul xaalis 4 ans ngi nii non déggoo ma ne la su ma amoon xaalis sax du ma ko def ci làmb man sama njaboot 4 ans ngi nii tëgguma làmb lu ma wàññi maa ngi dund dan maa delloo si le retour de Don ki nga doon def waaw don yàgg naa def retour maa nga de ba mu fi bàyyi làmb sax maa ko delloo si kon làmb yow doo ko bàyyi da ngay pause rek ak di play ci yàlla la dépendre yàllaay nattu non pardon non maa ngi ñëw am naa droit poser la question yàlla mooy nattu nit ki yow mii xam
xam nga sama xarit Golbert. sama xarit. waaw sa papa. waaw dafa bàyyi théâtre. déedéet mi ngi ci ba tey. mi ngi ci ba tey. waaw da yàlla ko ci napp. waaw mu bëgg ko mu nekk ci xolam. waaw loolu rek la ma yàlla def ci làmb ji. ok Gaston jërëjëf. non pardon. waaw maa ngi ñëw pardon dama la wax da nga ma dog da ngay yàq waxu nit. ci dañu nekk en direct. dégg naa bërki démb benn journaliste dafa naa ay aasi la. ci affaire orange. orange non may ma tuuti. ñun tooñu nu ko moo tooñ Gaston remboursé wul kenn ndax dégg naa ñu ne Gaston ak orange remboursé nañu 16 millions man remboursé wu ma kenn. orange moo tooñ moo remboursé. remboursé ci affaire pay-per-view ngay wax. ci affaire orange dañ doon jënd dañ doon jaay en ligne ak seen crédit. ok pay-per-view bi zéro faute lañ def. TNT zéro faute lañ def. problème yi ci am yëpp ñoom ñoo ko def ñoom ñooy remboursé mais buñ ci boole Gaston. ok waaw léegi jërëjëf mais Malal il faut aussi tamit ñu wax sénégalais yi ni li Gaston wax du ñun loolu la ñu wax ñëwuñu pour freiner kenn mais ñëwuñu wax kenn bu mu wax mais aussi tamit dañu yor débat. yore canevas di ko doxal. doxal boobu ñu koy doxal nag képp koo xamante ni posé nañ la question loo fi wax après yow la engagé. man lu ma jëlee man la engagé waaw maa ngi ñëw rek dañuy waxtaan wax man la engagé. ok d'accord dañuy waxtaan rek mais aussi tamit bu fekkee ni dañu ne dañuy dem ci diw après ñëw ci moom pour mu camper nga dimbali ñu rek papa nga respecté loolu. bàyyi wax rek man la engagé. waaw ma ñëw Malal waaw comme bu ñu nee dañoo posé diw question ko bàyyi ba mu répondre ba pare après papa nga répondre ah. mais loolu sa bopp ko war a yar ndax yow yaa daa xatas. maa ngi jégalu bu baax maa ngi jégalu ok Malal doxal. ñu dem alors Ibrahima. pay-per-view bi. bii moo doon deuxième expérience Sénégal. mu bëri coow comme ni mu bëri woon coow ba passé. donte defoon nañ ci ay matukaay jël ci ay dogal. pour lépp jaar ci yoon ban xayma ngay def. waaw bu ñu waree def bilan pay-per-view yaakaar naa ne dina xaw a yomb boo xoolee combat bi amoon na ñetti façon yoo xamante ne mënoon nga seetaanee combat bi mënoon nga dagg billet dem stade seetaan ko mënoon nga aussi jënd ak sa TNT 2500 pour seetaan combat bi comme mënoon nga ko aussi seetaanee ci internet. internet amoon na ñaari moyen c'est-à-dire amoon nañu nekkoon ci diaspora bi doon fay 9,99 € pour seetaan combat bi donc ci loolu dañ ciy remercier waale waa diaspora sax waa ndax waa diaspora gis nañ ni que. combat bi passé Balla Gaye de Gris Bordeaux 3,99 € la woon bi yoon mu nekk 9,99 € te pourtant même nombre de personnes yu fayoon bi passé ñoom ñoo fayaat ça veut dire que diaspora adhéré nañu au projet comprendre nañ projet bi te gis nañu seen ay messages de félicitations et d'encouragement donc loolu ñu ciy gërëm diaspora yëpp. léegi Sénégal fii nag ku ne xam na ni que nag amul carte bancaire yu bari Sénégal c'est pas très bancarisé donc il faut nga lal yeneen pexe yi moo nekkoon système de code. système de code bi la ñu indi woon Sénégal di ko jaayee ak ay carte à gratter di ko jaayee ak yeneen opérateur ku ne xam na ni nag plateforme dafa am mooy plateforme pay-per-view dégg naa ñu bëri di wax ci média yeeg yu mel noonu di wax loo xamante ni maîtriser wuñ ko trop mais dafa am lu bëri lu ñu war a leeral plateforme pay-per-view dafa am mais plateforme de paiement dafa am tey dafa mel nii tey sa facture courant wala sa facture ndox mën nga dem di ko fayee ci société yooyu mais mën nga ko fayee tamit via d'autres plateformes léegi nag bi yoon ñun dañu ubbi woon plateforme yu bari ñu gis ni nag jour J vers 15h 16h am na ci benn plateforme boobu boo xamante ne amoon na ay problème nit ñu bari duñu woo di ñu ko signaler naan ñu jël nañu sama crédit te jotuma code wala boog am naa crédit mais ñu ngi may bindal crédit insuffisant mu nekkoon ay problèmes yu bari yoo xamante ne gis nañ ko mu nekk nag loo xamante ne xaw na doy waar ndax bu loo xamante ne dafa concerner 8000 personnes ñu nekk dans cette situation là nekkoon na loo xamante ne xaw na yéeme mais on a pris nos responsabilités ñu arrêté système boobu noonu vers 19h ñu ne léegi kenn mënatul jëndee noonu bu ñu defee loolu c'était un gros manque à gagner parce que quand même 99 000 transactions ñoo échoué 99 000 transactions ci lan crédit insuffisant ak yeneen ak yeneen 99 000 transactions fois 2000 francs ñaata la. c'est presque 198 millions. donc loolu mu nekk manque à gagner bu rëy ci ñun mais teewul. ñooñu amoon problème maanaam ñooñu ñëpp 8000 personnes yooyu yëpp ñu jëloon seen ay crédit te jotuñu code ñooñu ñëpp remboursé ne lañ moment bi may wax ak yow mu nekk 8000 personnes mu nekk 16 millions yooyu ñu remboursé. ñan ñoo leen remboursé. ñu leen remboursé effectivement ñoo toog ak entreprise yu impliqué yëpp parce que loolu du woon dafa nekkoon problème mu plateforme yoo xamante ne yu doon communiquer ñoo amoon problème parce que peut-être ñun jëloon nañ suñu ay motukaay mais entreprise yu lëlu ci système yu mel ni day bari. peut-être am na ñoo xamante ne jëluñu woon seen motukaay mais bu ñu toogee ak entreprise yëpp gis nañ ni que am nañ ay manquements premier bilan bu ñu def remboursé nañu ces 8000 personnes mais ñu ngi toog ak ñoom ba léegi di waxtaan ne loolu lu ko waral
parce que projet buy judd la dañ ko def ci Balla Gaye Gris Bordeaux ñëw indiwaat ko Balla Gaye de Modou Lo mu am évolution parce que bi yoon ñu jënd ñu ci bëri mu ciy gërëmaale opérateurs yi même bu fekkee am na ay quelques dysfonctionnements mais quand même Orange Tigo ak Expresso jàppale nañ ñu bu baax a baax ci côté réseau bi. ils ont amené des serveurs yoo xamante ne akamaay la c'est un peu technique mais indi leen fii 9 serveurs te alors que benn la ñu waroon am mooy contribuer nañ beaucoup ci technique bi donc bu ñu gisee loolu. ñu ne léegi nañu rembourser ces 8000 personnes là mu nekk 16 millions de francs tey métti nañu parce que bu ñu sañoon ñëpp seetaan combat bi bu ñu sañoon aussi mbër yi gis ci seen bopp promoteur bi gis ci boppam donc loolu aussi ñu am lu bëri loo xamante ne war nañ ko leeral à côté mooy bloqué nañu plus de 700 flux pirates ci YouTube ak ci Facebook à peu près 724 ñu nekkoon YouTube ak Facebook te 724 yooyu vidéo yooyu ñu bloqué amoon na 2 millions de personnes yu ci doon seetaan loolu man daf may jaaxal parce que damay jàpp ni ñun Sénégal bu nekkee bëgg nañu làmb dox bëgg nañu mbër yi am ay cachet yu élevé mais lu tax ñuy daw di uti ji YouTube ak Facebook vidéo làmb yi di ko seetaan te ñu mun a génnee suñu 2000 francs 2 millions de personnes yooyu bu ñu génnee woon 2000 francs pour seetaan làmb ji ñaata lay nekk 2 milliards la mais loolu làmb du amati benn problème donc je pense que fu mu toll nii pay-per-view nekk na loo xamante andi nañ ko mu ngi avancé ñu bëri nag de bonne foi ñu ngi ciy melewu di liggéey ak ñun pour mu avancer nànk-nànk et je pense que plus ñuy dem plus ñuy corriger beaucoup d'erreurs yoo xamante ne mu ngi amoon dans le passé mais bi yoon nag ñu wax ni que tamit qualité de visionnage bi jaar na yoon du comme bii passé nga xamante ni début bi dafa élevé woon ngay seetaan muy tag ñu ci bëri ñu ngi doon seetaan dans de bonnes conditions am na ñoo xamante ne nag ak fu ñu munti nekk ci Sénégal du ñu mun a seetaan dans de bonnes conditions parce que internet du fépp la àgg internet am na zone yoo xamante ne boo fa demee mënoo fa am qualité internet bu baax loolu moo tax je pense que TNT nekk fi ñooñu ñëpp ñu waxoon leen bu ngeen amulee internet bu stable dem leen seetaani TNT ak aussi problème incompréhension yu bëri am na ci am na ku ma woo di ma réclamer codam ma ne ko ñaata nga jëndee sa code mu ne ko dama ko jëndee 2500 ma ne ko mais 2500 TNT bi la woon plateforme bu ma yor 2000 francs la doon def am na keneen ku ma woo itam ne ma sama code dafa def invalide te code 4 chiffres bi ñu ko yónnee pour mu confirmer code boobu la dugal à la place du code de 11 chiffres. donc problème compréhension yu bëri amoon na ci. léegi ci bi nga waxee man dama di am ñaari question bi si jiitu mooy bi mooy deuxième expérience bu ngeen def. ngeen defaat donc mën ngeen xam exactement blocage bi fan lay jógee. lan ngeen ci jàpp ni fii la war a jógee ak la moo ko war a solutionné. deuxième bi mbër yi nga xam ñoom ñooy les principaux acteurs di def spectacle ngeen koy jaay ñoom lan la ñuy gagné ci pay-per-view bi. waaw mbër yi question bi nga daanelee boobu laay njëkkee mbër yi lu ñu gagné ci pay-per-view bi mooy tey da nga doon gis mbër yi di année blanche wala boog cachet yu ñu amoon ñuy dem bay suñu papa Gaston di wax day wàññi cachet yi donc bu ñu demee ba am cachet yu ñu doon am déjà loolu ñu ngi gagné ci pay-per-view bi tey jii da ngay dégg mbër bu bëre balaa muy tekki ngeen moom sax ñu ne la jëlaat na beneen avance qu'est-ce que ça signifie tey jii techniquement bu ñu waxee rek combat mënatu fi am sans pay-per-view mënul nekk parce que sponsor bu la doon jox 500 millions amatul donc nan nga mën a tëggee combat te amul pay-per-view Alaaji Ngagne Diagne da ko tàmm di wax ne billetterie dafa war a fay mbër te gis nañ ni ak pay-per-view ñaari combat stade Léopold Sédar Senghor dama yaakaar ne dañ koy fàtte mais boo xoolee keroog bu TFM arrêté direct bi 16h ci nga gis stade bi commencé fees donc ñaari combat yi ñu tëgg stade Léopold Sédar Senghor yëpp dafa fees donc loolu c'est grâce au système pay-per-view parce que tamit man tamit neex na ma lool sama famille ñëpp toog seen kër di seetaan lamb ji gratuitement bu ma sañoon loolay am mais bu ñu amulee pexe loo bëgg ñu mais li ciy ñuul nooy def ba mu weex waaw lu ciy ñuul noo def ba mu weex mooy bii passé déjà da nga defoon 100% internet mu am ñu bëri ñu kaasoon ne internet agsiwul fii wala internet stable bi yoon nga fexe organisateurs yi nga conseillé leen ñoom tamit ñu dès le début ñu ne ñoom dañuy def TNT mu nekk lu am solo bi yoon indi nañ TNT même bu fekkee amoo internet bu stable mun nga jaar ci TNT. donc loolu c'est un premier progrès. deuxième progrès mooy lan opérateur yu yor fii réseau yi nga wax ak ñoom ba nga xamante ne côté capacité internet bi ñu yokk ko. loolu itam def nañ ko. léegi bi yoon aussi gis nañ ni que am na problème d'incompréhension yu bari comme tey ji ngay yónnee nit ki code muy jënd muy dugal code beeg yu mel noonu du xam nu mu ko fonctionner bii di ñëw mun na am ñu dindil leen système de code bi defal leen ko beneen façon bu gën a yomb mais nag fay bi moom mënu ci ñàkk. jaajëf Malal jërëjëf loolu leer na mbokk yi seetaan léegi nag dañuy jublu ci daj dëpp gi. tubaab mu ne la répétition elle est pédagogique. wolof ne waxaat du bari wax waaye leerali wax la. Balla Gaye ak Modou Lo préparé nañ seen combat. Balla def na France ñetti weer Modou Lo def na Espagne
plus de 2 mois ñu préparé ko ci fulla ak ci fayda waaye Futurs Médias am chance dem fekki Balla Gaye à Paris dem fekki Modou Lo en Espagne waxtaan ak ñoom dañ leen di fàttali rek wanaat leen Balla li mu waxoon ca France Modou li mu waxoon ci Espagne ñu soog a dellu siwaat nag ci vif du sujet maawo ñu dem. ma ñëw dem àll def 3 mois bàyyi njaboot bàyyi yaay bàyyi papa bàyyi say nit lii carrément borom jom moo ko mën ñaareel ba seer na ñëpp xam ne moyen moo koy def te moyen nag bu génnee fulla da ci war fayda jom am personnalité am ngor te personnalité boobu noonu ak fulla ak ngor bi yàlla def na ko ci man lépp li nga xamante ne rek sas nañ ma ko mën dinaa ko def bu ko neexee moom mooy lu 15 minutes ñu bagaare ko ba pare bu ko neexee ñu garantir reliquat yi loolu moom man pare naa pour def ko. liggéey foo ko bëgg a defee di nga ko fa defee sa néeg sax boo fi tëju woon bëgg liggéey laa wax di nga liggéey. te nag liggéey moo ñu déplacé wu Sénégal ba fii xam nga te xam nañ li ñu fi indi ñoo ngi ci bu baax a baax xam nga di ñaan yàlla rek mu talaat fekkee ah. dama xam ne du xeex mbar rek gëmu ko ah. ni nga koy waxee rek xaw ma naar kenn du ko wax ci guuxum soow. man Alioune Dione ancien entraîneur bi équipe nationale bu Sénégal dimanche bi di ñëw jongante. Alioune Dione moo nekk entraîneur Modou Lo ngeen gis ni que Balla woowoon na ko ne ko dama bëgg ñu xeex fukki minutes ak juróom mais Modou jàppul woon ni Balla mën naa xeex ak moom fukki minutes ak juróom dinañu dikk ci combat bi au vrai sens du mot mais aussi tamit dinañ dikk ci am na leneen loo xam ni waxoon nañ ko ci mais sénégalais yëpp bëgg nañ déglu Balla Gaye bien sûr mais sénégalais yëpp tamit bëgg nañ déglu Modou Lo ba xam Modou Lo combat bi nga xam ne préparé nga ko ci jom ci fulla ak ci fayda Modou tey boo toogee tey di wax ak sénégalais yi sa déroulement combat Balla Gaye ndax coow li bari na mais kenn déggu la nga wax jamono bi la yëpp sax gisoon nañu ci internet bi nii Modou Lo dafa wowoon way taskatu xabaar yi pour wax ak ñoom mais au dernier moment ñu ne amatul Sénégalais yi bëgg nañ la dégg xam Modou Lo lan lay wax sénégalais yi duñu wax sax lan mooy problème mais Modou Lo le 13 passé na préparé nga sa combat jële nga ci défaite boo jàkkaarloog tey sénégalais yi di wax ak ñoom lan nga leen di wax. waaw li ma leen di wax ne leen bisu ñàkk du bisu am rek d'abord damay encourager supporter di leen masawu. di leen wax métti na mais sport noonu la xam nga parce que yàgg nañ dem ñëw ñuy bëggee xam nga chaque dimanche rek bu ñuy bëggee ñëw ngi mer xam nga ba tax na ñun lu ñu waroon yëpp def nañ ko xam nga muy dem nañ préparer lépp lu ñu yaakaaroon mën nañ may ndam ak ñi ñu yaakaar ànd ak ñoom xam nga def suñuy préparation ñëw yàlla may Balla Gaye ndam li may wax damay ñaanal ndam li ji ko rek mais sport moom noonu la xam nga juste rek di leen encourager supporter di leen wax sport noonu la di dem nag xoole ci kanam mënuñu wax wala 13 janvier. balaa ma lay bàyyi Malal est-ce que loolu doy na bon préparé nañ ko yàlla may na ndam Balla yàlla na ko jig nañ dem xooli leneen supporters yi nañ muñ te xam ni dama doon am tey maa ñàkk est-ce que loolu doy na pour yow. waaw mais mënoo fi wax lu ëpp loolu parce que comme li ma wax rek mënoo wax ba 13 janvier 2019 ñëwaat te comme li ma wax xam nga lan moo doon metti nga ñàkk tey ñu gis ni kii lii moo ko waroon def ko mais liggéey nañ daal liggéey yu metti xam nga waaw lépp luñ yaakaar daal dinañu may ndam defoon nañ ko mais comme li ma wax rek bisu ndam du bisu am bisu ñàkk du bisu am xam nga ba tax na moom la yàlla may ndam dañ koy ñaanal ndam li jikko incha allah ñun ñu dem xool leneen suñu kanam gën a liggéey incha allah. Mala beneen défaite Modou boo am si sa kanamu adversaire muy Balla Gaye numéro 2 mais bu ñuy xool ni nga bëree contre Bombardier pratiquement noonu nga bëree contre Balla Gaye mooy ku la sut ëpp la taxawaay nga nangu ko féete suuf loo jublu si loolu.
waaw mais xam nga làmb moom lu ñuy wax rek jour booy daanu moom cuune ngay doon. wax dëgg xam nga. ba tax na comme li ma wax liggéey nañ loo xam ne waroon nañ ko liggéey mais jour booy daanu daal cuune ngay doon. cuune ngay doon. mais jour booy daanu cuune nga doon. dafa mel ni Balla lim la waxoon moom da koo def kaa ñu xeex mais dafa la woo ci xeex bi mu la wooyee ci xeex nga wuyu ko ci xeex mais est-ce que coup bi nga jël déstabilisé wu la. non non wax dëgg coup déstabilisé wu ma xam nga parce que bu ma coup déstabilisé woon su ma jàppee bu ma fàqee wala yooyu noonu rek mën naa daanu xam nga mais comme làmb la daal noonu la bëre la ak xeex la xam nga day ni xeex am buntu après ngeen jàppante mais comme li ma wax rek du woon sama jour mënu ma def loo xam ni da doon réussir xam nga ba tax na li ma waroon def naa ko li ma waroon def naa ko yàlla mi may ndam moo ko may ndam ñun incha allah ñu liggéeyaat rek xool li suñu kanam bu soobee yàlla. ndax def nga jàngat ba xam lan moo la manqué. waaw mais xam nga comme li ñuy wax ba ñu bëreeg léegi yàgg na yàggagul. ba tax na xam nga tooguñu xam nga évaluer ñu ma war a toogal dëgg-dëgg. dañuy xaar xam nga ba affaire yi gën a dal. mais comme li ma wax rek chaque lu am rek dina am njàngat xam nga dina am bu ñu waree yokku ñu yokku bu ñu waree wàññi ñu wàññi loolu mënu cee ñàkk. yow en tant que sportif professionnel. parce que man noonu laa lay qualifier sportif professionnel parce que may xool li ngay def. tey jii soo waroon yokk sa façon de travail sa méthode de travail pour mën a bëri ak adversaire yoo xam ne ñoo lu sut ëpp la taxawaay lan ngay yokk. waaw comme li ma wax xam nga yàlla dogal na catégorie bu ma nekk mosuma ci bëri ku ma toll daanaka. ñi may bëreel ñëpp daanaka ñoom ëpp. te yàlla moom may ndam ci ñoom ñu bari xam nga ba tax na comme li ma wax rek lu ñuy yokk ak lu ñuy wàññi am na loo xam ni xam nga. waxtaanu rek la daal waaye. mala waaw mala dama bëgg nga may ma tuuti rek nga baal ma dama bëgg Modou Lo xool combat bi mu commenté ko ak sénégalais yëpp ba noppi est-ce que du ma sax xalaatoon nga nii lay demee du ma xalaatoon nga ni may demee mais Modou Lo ngi nii sénégalais yaa ngi nii nga commenté combat bi. waaw combat bi noonu la arbitre sifflé nañu lewetoo xam nga comme tey bu doon 20 personnes ñoo ma doon wax 18 yi wala 19 yëpp dañu ma doon wax teyal comme dafa am lu ma daloon ci combat bee passé isam ndax fukk jeunesse dafa ñëwoon xam nga bi ba ma gëddee ma xaw a dox latéral tuuti xam nga mu dox sama kaw ñu dem ba xaw a xam nga jege saaku yi xam nga ci la ma jàpp xam nga ay génn saaku yeeg yu ne mënoon na am quoi mais moom laa wax jëw bi mooy sa fan si yëpp ñi mer ñëpp Modou Lo dafa waroon a arrière génn saaku yaakaar naa jëw boobu woon nga ko dégg mais comme li ma wax rek bu jël waree am moom waaw waaye yi nga war a kii yëpp moom day réer quoi dañu bëgg nga continuer commenter combat bi waaw nii la xam nga ñu jàppante xam nga dóor na ma ay uppercut xam nga man it ma dóor ko yëgoo foofu kaw fenn yoon non wax dëgg yëguma kaw su ma yëgoon kaw bu ma fàqee wala yooyu noonu ma daanu quoi am kuy dal na mais tamit kaawuma quoi yëg nga ni sa waay am na doole wala ah oui comme li ma wax rek affaire yi moom ku lekk avant 6 mois 5 mois xam nga di nga liggéey force amoo choix comme moom li ñuy wax dafa am fu mu tolloon ci làmb xam nga am loo xam ni moo ci kanamam faa ñu liggéey ñun ñëpp liggéey rek moo ñu war dëgg la liggéey rek moo ñu war xam nga dëgg la lu ñu war daal def nañ ko xam nga yàlla mooy may ndam may na ko yàlla na ko jik incha allah ñu dem xool suñu nga baal ma ba tey parce que ma bëgg maa coupé fii après ma ñëw ci Balla est-ce que yaakaaroon nga ni yow di nga fa fekk lii parce que ñu bari observateurs yi waxuma yow sax dañ jàpp ne sa waay dafa jeexal waaw lamb xam nga comme li ñuy wax rek signature ak lamb bokkul tey lamb bu taxawee ba avant moo ñëw ku nekk da ngay wax loo xam ne da ngay jéem a déstabiliser sa adversaire bien sûr xam nga mais ku nekk xam na ni kat du lekk avant sa liggéeyoo mais lu bari ku ne da ngay wax rek pour déstabiliser sa adversaire ba tax na signature noonu la chaque fois ñëpp xam nga li ñu doon wax yëpp waxu signature la rek xam nga tamit mais lii la yàlla dogal daal mais li nga doon wax mais dëggal nga sa bopp ah non xam nga Modou nga baal ma de mais sénégalais yi li ñuy wax ci suuf mooy waaye Modou daf ñuy yàpp dafa dëggal boppam te warul dëggal boppam am na foo xam ne bu fa tolloo dafa war a teg tànk génn yow loolu dégg nga ko sa staff dégg nañ ko gars yëpp dégg nañ ah mais comme li ma wax rek gis na bu safaan naree am yow lii lay kii loolu yëpp doo ko xam waaye mais en amee conscience lii la daan bëri la ak doole wala galaat la wala lan la selon toi non bëreel la rek bëreel rek ay galaaj
li ma def wala ma def ko kon xanaa kon kenn du ñëw làmb ja mais xam nga làmb la ban erreur nga def fii. ban erreur waaw ban erreur nga def ci combat bi c'est important parce que man dama gis comme sénégalais yëpp comme ñi seetaan combat yëpp maanaam da nga yàgg si suuf ba benn moment jàppatoo. mais moom comme li may wax chaque fois rek quoi wallahi bu jël naree am daal cuune ngay doon ci erreur yi day bari comme li ma wax erreur bu amul jël du am. erreur bu amul jël du am. jaajëf sport noonu la mbër borom le 13 xam naa sax dégg naa sax waa géej waaye léegi le 13 lañ la tuddee Balla boo déggee sa adversaire tey li mu wax c'est un grand sportif. communication Modou Lo le contraire moo doon surprendre Sénégalais yi parce que kookoo xam ni su amee day gore su ñàkkee day gore. baal ma yeggali yaa ngi ma laaj benn question boo xam ne tontu ma ji sàng comme après combat bi waxoon nañ damay def conférence de presse. mais loolu juste pour parce que ñu doon xam nga di woote wala di wax dafa feebar wala yooyu noonu dafa bari woon quoi. xam nga loolu juste rek pour daloon loon xelu supporters yi la xam nga mais finalement après xam nga. dañ ne waat amul problème comme war nañ toogaat bu yàggul. incha allah ñu leer ko quoi. loolu kese moo taxoon ñu bëggoon def sorti xam nga pour leeral ni supporters yi xam nga. dara jotuñu jàmm rek moo fi nekk quoi. Balla mu jógee woon ci tolof ñaar ñëw jël Modou Lo coow li bari lool. sa waay daa feebar sa waay mënatu ko sa waay dafa lii Balla ñëw prouver loo xamante ni nii dafa wan ni Sénégalais yi da ngeen mu bëggoon enterrer te ñëwaat naa sooy lire tey combat bi tey Balla lim def ba réussir yëpp ci combat bi lan la. waaw d'abord dañuy santaat yàlla rek di féliciter Modou Lo bu baax ndax ku jar a féliciter la. c'est boo gisee mox loolu ndax sport dafa metti li mu entraîné ci combat bi musu ko entraîné ci àdduna man mii di wax ak yow li ma entraîné ci combat bi musuma ko entraîné ci àdduna te dem naa ba nekk roi des arènes musuma ko daj kon coono boobu rek xam naa ne franchement ko jar félicité di ko ñaanal yàlla ko yàlla taxawu te jàppale. loolu moom man maa koy tàccu balaa kenn ko tàccu bu yowoo kenn tàccu maay tàccu loolu sportivité quand même. te puis liggéey bi yëpp boo gisee loolu ma ciy félicité suma mag suma papa suma xarit Aziz parce que tey bu ma demee IMSES di liggéey ba mel ni ma melaat ak grâce que moom moo tax parce que moom a njëkk a fayal salle mooy bëri grand combat moo war a bëri Mame Goor Diouf kon c'est la première fois la ma yàgg taxaw ba yàlla dogal tey nii ma mel ko ba ñëpp sañ wax Balla Gaye retourné waat na mu ngi ci forme alhamdulilah am na doole may wax aussi tamit sénégalais yi kon ñu père wax léegi sànq Aziz ku ma yàgg a jàppale la Aziz du hypocrite mooy far fii farfee mais moom fi mu far ñëpp xam nañ ne fii la far mu nekk doomu géejawaay yàlla jàppale ko taxaw ko moo waral tey mu wane fi mu far ba ñëpp xam ko képp kuy doomu géejawaay kontaan na ci moom képp kuy supporteru Balla Gaye de aussi tamit kontaan na ci moom parce que nit ku nekk ci ay moment mu ñëw jël risque jël ay responsabilités am teg ne dama la koy jàppale buggoo kenn ku la ci fekk si kooku ku jar a félicité dama koy félicité waa géejawaay yëpp kontaan nañ ci moom képp kuy supporteru Balla Gaye de supporter ñoo ngi koy kontaan ci moom di gërëm aussi tamit ñi ma jàppale yëpp ku ci mel ni Mbaye Diop Talla Mbengue Modou Fall Simon parce que ñooñu dañoo bokk ci man di nga xamante ne dañ may taxaw suba ngoon bu dégg bëccëg ak Baye Ndiaye vraiment maa ngi leen di sant leen gërëm combat bi nag liggéey nañ ci luñ ci war yëpp ndax képp ki nga xamante ne rek jël nga moyen def Modou Lo jël ay moyen ànd ak ay mbër loolu budget la du caaxaan ku ko perte rek perte nga lu rëy ku am ndami tamit am nga ndam bu rëy mais yàlla moo dogaloon ne Modou Lo tey bisam bi da koy ñaax yàlla moo waxoon ne tey damay am ndam tolloon naa ci moment yoo xamante ne tey dégg naa lu ne comme moom dina dégg lu ne parce que Sénégal moo baaxoon noonu mais aussi tamit na gëm rek jàpp liggéey te xam ne ni mu toll bërul mbër di ko toll di bërëg ay ponkal ak i poids lourd ba yàlla may ko daraja yu mel ni kon boog ñoo ngi koy encouragé di gërëm nag aussi juste rek suma mag Aziz Aly Ndiaye lépp rek ginnaaw yàlla gën a ok mais Mala ñu bëri dañu ne Balla liggéey na Modou Lo liggéey na mais côté mystique lañu ne liñ gis ci Balla mosuñu ko gis ci àdduna
gars yi ñu ne booy bi dañ ko côté rek sotti ko rek yeew ci benn pàkk Sénégal yi loolu la ñuy wax côté mystique gars yi d'accord nañ ni liggéey nga mais côté mystique la ñu ne moom nga téye kii yaakaar naa jëw boobu tam dégg nga. waaw juste di gërëm Elimane Lam maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax yàlla dogal na dañuy bokk ay xarit. Elimane Lam moom xam na ko baax Mourou. di ko gërëm baax ak maman bu. man xam naa Elimane. waaw ak maman bu kii nu mu tudd maa ngi gërëm maman bu comment ça s'appelle non maman bu grand bu jabaru alu. moom Alou da koy supporté jabaram daf may supporté. ok mooy couple boobu di kii di supporté. voilà kii di supporté Balla Gaye ok gërëm bu baax a baax. non lamb moom Lamine. lamb ak musique ñoo ànd. muy man muy Modou Lo lépp lu ñu mun ci waajal rek waajal nañ loolu kese la mais lamb ji boo ko seetaanee boo gisoo benn koo xamante ne jàpp nañ ko ci musique parce que xeex nañu bëri nañu kenn donné gisul moromam ba muy bëree parce que lii. musique amu fa man gëwuma musique. mais dama dégg ñu ne balaa may ñëw ci Balla dem na Inde dem na Nigéria dem na Mali. man maa seetaan ay vidéo ci internet bi bon mooy loolu quoi te li tax ñuy laaj loolu xam nga tey laaj nañu Modou Lo mu dédommagé wu. expliquer wax sportivement mais yow aussi tam ci benn côté il faut nga expliquer gars yi parce que dem Mali bi dem Nigéria bi dem est-ce que réalité la est-ce que dëgg la. non Inde moom mosuma teg sama tànk wax dëgg yàlla yàlla rek moo tax may wax. mosuma teg sama tànk Inde. waaw gis nga. dem naa Mali seeti samay mbokk papa loolu moom lu am la réel la. parce que bu ñu fàtte ne man sama maam bu jur sama papa Mali la juddoo. yàlla dogal mu ñëw Casamance ma dem seeti leen ñu ñaanal ma nee nañu nit li nga gën a soxla da ngay dem fi nga xamante ni sa maam fa la juddoo wala sa yaay tam aussi tam yaayam fu mu juddoo. barke bi fa la ëppee doole sama papa sax moom ma yabal ne ma demal nga seeti leen ziar leen ñaanal la ndax ñaan boobu am na solo. loolu moo tax bu ñu ñëwee si combat bi gannaaw ba ñu gisee butéel yeeg sunguf yeeg percal beeg tout ñu sifflé nga déglu Modou ñëwul nga dox jëm ci kaw ndax xam nga li nga fay fekk. waaw Modou ñëpp xam nañ ne champion la te dafa am noo koy gañe ak noo ko dul gañe loolu moo waral tey. li ma bëri nii sax man arbitre bi yàlla xam ne yàlla rek a ma tiim dama ne ba arbitre bu sifflé rek kuy day taxar naa si. ñu bëri que le meilleur gagne mais Aziz moom woo ci rux ne ma entraîné nañu làmb ji da ngay jël sa temps c'est la première fois may bëri nit ñu woo ma ci rux di ma yedd. ndax li ma bëri nii yëpp Aziz moo ne ma nii ngay bëri lii ak lii ak lii mais dama prévoir bu ñu bëree ñu xeex kon li ma waxoon rek ma dëggal ko mais xamoon naa li ma fekk te xam naa ne ku liggéey la man tamit ku liggéey laa kon nag. pour man bu ñu arbitre sifflé rek war nañ bëggal amateur yi ba ñëpp kontaan waaw. mais boxe bi nga engagé ak Modou. bagarre de rue boobu noonu. xeexu mbedd. ndax amutoon loo xam ne moo na la ci fekk donte yàlla suutaan na la ba nga am ci ndam mais bagarre de rue boobu nga woote noonu. di dóor di dem rek sans taxaw loolu tam ndax pungal dina ko def. non dóoruma di dem de da ngay seet image bu baax. du ma dóor di dem dama fekk dañoo déplacé gauche droite ma déplacé Modou taxaw fu mu taxaw ma gis ne yënguwul ma dóor gauche droite mu gis droite bi. daal di def reculer mu dóor ma arrêt de gauche ndax man tàmm naa di encaisser arrêt de gauche am parce que xam naa li mu mënee moo tax ma wax la loolu. arrêt de gauche par force da lay daal kenn mënu ci dara dama koy jël bëgg am li ma jël bu ma ko jëlee nag ci laay mën a liggéey réaliser. doon na ma arrêt de gauche ñu dóorante ci kaw suuf après ñu jàppante mais amul benn coup laa bu nga xamante ne dóor naa ko. léegi ba ngeen jàppante décortiquer combat bi foofu parce que gis nañu ay affaire ci suuf. ay bloqué loxo ay bloqué tànk. maa ñëwal ci combat bi. nga décorté parce que foofu say affaire la yooyu yaa ko def. nga expliqué nu loolu lu mu doon. Balla da ngay xool combat bi mu ngi noonu. waaw fii dóorante nañ ñu jàppante ba yàlla dogalee ñu jàppante kenn ku nekk joxe na li mu am kenn ku nekk di déglu moromam léegi bu mu dégloo moromam man maa ngi ma bëgg a jàpp gauche mënuma jàpp ma door uppercut daal di def déplacé yëngal ko boo xool ba xam dina bouger wala du bouger moom mu teg ma ne ngeen daal di wéeru. Balla yëkkatil micro bi waaw. ma tegee ne ngeen daal di wéeru ma kon ne dóor yi bëgg a wut buntu moo it muy fayu di fayu mais teewul mayu ma dara ma jàppaat li ma jàppaatee ni di dóor bëgg buntu mais siggiwul. parce que xam ne ci mayu ma dara. da nga fa fekk doole. bien sûr wala mayu ma dara boobu il faut mu leer quoi. mayu ma dara mooy da nga ko fekk ak doole.
waaw bu ma fekkul woon doole damay ñëw rek def li ma def. ok mais fekk fa doole moo tax mayuma dara ma mën a koo déglu ak suma xel. parce que nit du préparé combat bi toll nii nga néew na doole wala ñàkk loolu ay caaxaan la rek. mayuma dara fii doole moo ko téye ci man moo tax mu nenge moo tax ma taxaw mais moment yi moom tamit def na erreur bi mu wax mooy li mu wax rusoon na génn saako yi ndax moment bi moom jekkadul fi mu jàpp baaxul. man fi ma jàpp baax na maa ngi puus bëgg mu ñëw moom tamit mu gën ma puus mu ñëw après ci laa bàyyee loxo gauche bi jàpp loxo gauche bi. micro bi wax. jàpp loxo gauche bi doo droite di doo répercule mu bëggoon maa sàcc bëtt ma ni muy ñëwee lii maa ngi ko jàngee IMSS Paris. njett bi moo ko njett nii parce que ay ndaam laa mbërë kon moom loolu moo tax tey bañ jàppante il faut que ma déglu ko Modou Lo sonnul de du question sonn ñi ñoo naan sonnul sama loxo bi ma jàpp ci gauche bi zone moo nekk fii dama jël sama loxo bi jël zone micro bi wàccee ko zone bi laa jël loxom bi ma zone bi damaa jël loxo bi penk ko mu wàcc boo seetee image yi di nga ko gis du question cadre sonn wala dara man maa jël sama loxo jël loxoom jàpp ko ñett conc bi loxo bi day wàcc day ñëw carrément donc loolu moo tax njett bi du ma ko mën a bàyyi tant que aw ma lu ma bëgg. noonu nga def ba daan sa waay 2-0. waaw ba yàlla may ma ndam. ok léegi man sama problème mooy man combat bi dafa ma jaxase sax quoi le temps que ñu naan Balla Gaye daan na Modou Lo rek ma dégg Bécaye ak torpédro bi Modou Lo jël na avance ma ne man lii man ban réew lañ ne quoi fekk avant loolu am na benn waay bu mu gisanteel ci stade bi maa ngi yaakaar ne ay draye la sax quoi malal mi ngi romb ak man ne ma jox naa ma seen avance de te fii xam nga loolu quoi mais man affaire bi daf ma jaaxal may ñu Balla fu mu savourer victoire am may ñu Modou Lo fu mu demee sax digérer défaite am ak mbokkam ndekete waa ji toog jël na avance jox ko Modou Lo mais man Tapha loolu comprendre ma quoi maa ngi ñëw non damay ñëwaat ci yow te que dama doon parce que dafa am combat yoo xam ne sénégalais dañ ko bëggoon sénégalais dañ doon xalaat Gaston Mbengue mii dafa toog ci plateau Biram ñi nga toog ci plateau nga toog ci plateau ñu ne combat Modou Lo ak Balla Gaye demi-finale la finale bi mooy doon ku daan ci diggante Modou Lo ak Balla Gaye Eumeu Sène ngay am loolu lañ fi waxoon waxaat du bari wax waaye leer rek wax la dama lay bàyyi nga continuer ak sa combat après mu ñëw ci waa ji waaw di gërëm Diaw bu baax suñu père Diaw ak Daaro Seck ak Andaw Ndiaye vraiment ak Pape Mama Fall ak Papi Sané ak Simon di leen gërëm baax ñooñu laa fàtte woon gërëm te fàtte leen wuru rawatina Guédiawaye marché sam ma juddoo ok léegi dañ leen bëgg dellowaat stade ni Modou Lo tuusee ni Balla Gaye tuusee loolu lañ leen bëgg a wan ñu dellu stade Léopold Sédar Senghor ñu soufflé tuuti am na ay michu yu ñu fi indil ñu dóor ko le temps que ñuy seetaan tuusu Balla Gaye ak tuusu Modou Lo mbokk yi le 13 janvier la woon IACOM ak Gaston Mbengue ñoo ko tëggoon ñu dellu Léopold Sédar Senghor maa ñu dem
retiendra que ni le 13 janvier la woon 2019 ca stade Léopold Sédar Senghor Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo waaye l'histoire retiendra que ni ci Balla Gaye 2 ak Modou Lo ci lay delluwaat dem siyaare yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam te loolu kenn defu ko ku dul Gaston Mbengue le Don King de l'arène sénégalaise ñun bul bàyyi làmb ndax boo bàyyi làmb man damay dem tëddi nelaw léegi Balla yaag Modou laay boole question bi quoi laataa may bàyyi nag ñu dellu siwaat parce que dama bëgg après ci ndimbalu malal ñu jël Tafa mais avant Tafa ñu seetaan combat bi intégralement Balla bi ngay bàkku da nga sentir ni gàllaaj jàpp la wala jàpp na la Modou yow it question boobu après nga tontu si yéen ñaar. ba may bàkku man ba may ñëw ci làmb ji sentir ma dara sama yaram. sentir naa daal li ma entraîné moo ngi si sama yaram. sawarte laa ñëwee ak xel ma daal. moom. waaw man comme d'habitude rek xam nga waaw forme laa indaale xam nga sentir ma benn yoon. gàlla jàpp na moom nga. Médoune bu mu am xeex Médoune arbitre baa ngi wax ak ñoom ne leen drapeau chef de l'État la tey le dimanche 13 janvier 2019 nee na kàddapi jël la ku nu dóor mu daanu yoxosul ñibbi arbitre baa ngi wax ak moom c'est bon l'histoire retiendra dimanche la 13 janvier 2019 Balla Gaye ak Modou Lo arbitre bi laaj na Modou Lo ndax pare na ku sifflé ba dal na Balla Gaye ak Modou Lo ñu ngi lewtoo Balla Gaye ak Modou Lo ñu ngi lewtoo Modou Lo ngi dox wuti Balla Gaye ngi na tek ñu ngi lewtoo ñoom ñaar Médoune Diouf Balla Gaye ak Modou Lo ñu ngi lewtoo 10 ans après ndeysaan stade daa ngi na teg Lamine ndax automatisme yaa ngi ci automatisme dina leer Médoune ay déplacement la Médoune ndewoon naa la gàtt round d'observation dina ci am mais kenn doful di asaaloo sa combat la est-ce que Modou Lo bëggul dem Balla Gaye ngi siggi jonn Lamine boo demee loo fay fekk moom laay laaj Médoune Diouf lu ne mën na la ca fekk ñoom ñaar ñi ngi lewtoo round d'observation Balla Gaye Modou Lo Lamine looy def na prise Modou door na Balla door na gëdd na ko Modou teg tànk door na ko ñu ngi xeex Balla Gaye Modou Lo ñu ngi xeex Balla ngi door laa ñu ngi xeex xeex bi metti na Balla ngi door Modou ngi fayu Balla ngi door Modou ngi fayu surveiller leen tànk yi Balla Gaye ak Modou Lo ñu ngi xeex songo nañu Modou Lo dengeñ na Balla Gaye ngi wut fu mu jàpp laa ilaha illallah way xeex man ta woon ñàkk ci combat bi ma ne xeex mënul woon ñàkk ci combat bi Médoune Diouf Balla Gaye ak Modou Lo xeex nañ boo ne tekk wan la yoon way boo ne tekk wan la yoon léegi nag Modou Lo moo jege saako yi ndengeeñ Médoune ay Lamine duñu kursoon jëm na leen laa ilaha illallah Modou Lo dafa fatt flanc bi ndengeeñ Balla Gaye problème centre de gravité dafa am ci combat bi Médoune Diouf Lamine ñu ngi jëm 4 minutes de waaw Médoune daanaka 2 minutes ñàkk xam lamb waaw bilaay wallaay taalaay Médoune lamb la da ngay lamb daj wala doo da ngay lamb doo daj lamb xam-xam bu nëbbu la man xamoon naa ni quoi Balla Gaye ak Modou Lo man ta gaaw man ta yomb combat Balla Gaye Modou Lo man ta gaaw man ta yomb xam-xamu bëre ana wéyele xam nga Modou Lo day bañ Balla jàpp ko ana busulu waaw ana wéyele ana busulu ana texum biir ak texum biti laay la Balla ngi rokkas Modou Lo sigi na Balla ngi door Modou sigi na laay la Balla ngi door bëtt na ko jege nañu saako yi lu leer lañu bëgg Modou Lo jàpp na Balla ngay yóotu Modou Lo jàpp na Balla ngay yóotu Modou Lo jàpp na Balla ngay yóotu Modou Lo jàpp na Balla jàpp na Modou Lo jàpp na
waaye positionnement defe naa ni Modou Lo jàppee Médoune dañoo xaw a kott loos wa. waaw. Balla daa xaw a kott loos wa. Modou ko bëgg a bëtt ci franc yi la bëgg a jaar. waaw Modou daa bëgg a jaar ci franc yi. Balla Gaye bañ. Lamine bëre bii la ñuy wax ndoxtu. waaw ndoxtu bëre ndoxtu la. laay Médoune wax nga dëgg. ma ngay jàpp ca gàllaaj wa nekk ca tànk wa. Balla Gaye sukk na benn tànk. sigiwaat na mi ngi dóor. Balla ngi dóor. Balla ngi dóor bëtt na ko. jargandal. laa ilaha illallah. ah Balla Gaye ak Modou Lo bëre nañu. laa ilaha illallah Balla Gaye ak Modou Lo bëre nañu. naxuñu amateur yi. ma ne ak lu mën a am ñoom ñaar bëre nañu. naxuñu amateur yi. déedéet. lii lañ ñu waxoon ñoom ñaar. lamb ji usure a koy gagné usure. ah oui à l'usure. à l'usure a koy gagné de. jàpp tee kenn ku ci nekk jàpp nga tee. bu ëpp entraînement. waaw. coffre. waaw. yaa moom lamb ji dëgg la Médoune. Médoune ndax gisoo yoonu attee lamb ji. man de loolu laa gën a gëm. Médoune ndax gisoo. day atte ne leen kaa leen bëri ci digg. Médoune ndax gisoo attee lamb ji. bëri angle wóorul waaye Lamine. bëri angle day indi litige ci combat. ma ne bëri angle day indi litige ci combat. Balla jàpp na Modou jàppul. gis nga Modou fi mu teg ci loxo bi. laa ilaha illallah Médoune xar jëppit du fi ama. Balla sukk na ñaari tànk yi. bañ na. laa ilaha illallah. Balla ngi féete kaw Modou ngi féete suuf tànk ba. tànki Balla ba. yëkkati na ko. Balla yëkkati na ko. Balla Gaye daan na Modou Lo. Balla Gaye daan na Modou Lo 2-0. Balla daan na Modou Lo. Modou Lo daanu na Balla daan na ko. Modou Lo daanu na Balla daan na ko. kay la ilaha illallah Balla Gaye daan na Modou Lo. Balla Gaye daan na Modou Lo. ah Balla Gaye daan na Modou Lo. Balla Gaye daan na Modou Lo Médoune. kay. dafa am benn action bu rafet Thierno Ka bu am ci làmb ji envahissement bi xaw koo yàq tuuti ndax Balla dafa doon dem yëkkati ji Modou Lo muy un geste noble boo xamante ni nii da ko doon def Malal Junior. tarkala kon foog naa ni gis nañu combat bi gis nañu itam ñaari mbër yi ku ci nekk lu ñu ci wax léegi nag li des mooy nu jàll ci perspective yi. ndax Balla combat bi dafa nekkoon étape bu important ci sa carrière nga bëre ni sa objectif mooy la nga nekkoon mooy roi des arènes nga tegaat ci loxo ku yore couronne bi jël avance su Modou Lo léegi looy def. waaw di sant yàlla rek. est-ce que jël na ko lamb moom. dinañ ko signé lamb moom tey Modou Lo yàlla boole nañ ñaari yoon. mun nañu boole ba ñeenti fois bu juróom fois parce que man damay liggéey. loolu mooy dàqatoo bëreet ak Modou Lo dàqaloo ko. jamais de la vie pourquoi. mbër la mooy mbër. sama teraanga ci moom la nekk teraangaam mu ngi nekk ci man. parce que boo seetee Yékini bëri na fi 3 fois ak mbër. Bombardier bëri na fi 3 fois ak mbër. Tyson bëri na fi 2 fois ak mbër. làmb moo mel noonu kenn mënul kenn ku yàlla dimbali ak ku yàlla may ndam rek ma fi ne mais sama objectif moom mooy li ma doonoo ma doon ko ànd naa ci suma mag ak Aziz waxtaan ci ak moom ci ruux moo tax combat yi sax bu leen gisee yaramam di tàng muy wax loolu rek peut-être xam nga nit jox la boppam dafa metti daf ma doon def kon xale bu ndaw moo ma yee demal nga liggéey demal nga entraînement mais sama objectif ci laa gën a nekk ci laa gën a taxaw Modou Lo Eumeu Sène bu taxawee combat bu neex la bu Sénégalais yi soxla revanche bu neex parce que tamit yàlla moo dogal na ñoom ñaar dañoo war a bëri bu ñu war a bëri dañuy bëri kenn mënu ci dara amul ma Samba amul ma Demba sama objectif daal ak ku mu mënti doon làmb mooy suma liggéey mooy suma métier ku ma yàlla booleel ku ma yàlla jox man pare naa pour bëri yow. gannaaw Modou Lo bi nga xam ne da nga ko daan jox ko revanche moom ñu ne mu ngi jël avance jëm ci yoonu Eumeu Sène est-ce que tey pare nga pour jox ñi nga daan yow taalal leen loxo def ak ñoom revanche accordé leen revanche bi. ah bien sûr pare naa pour ñëpp muy ñi ma daan ak ñi ma ñëpp pare naa pour bëri ñoom parce que nekk ma fi aussi tamit di taamu mbër wala may dem suma aas di dem ma fi xaar kenn ak ma sàmm bëgg naa liggéey lu may liggéey def lu may def bu suma bàyyi jotee ma bàyyi.
man am naa ñaari question benn bi dama koy boole ñaari mbër yi benn bi CNG. Balla ñaata ngeen dépensé mystique parce que dama gis ni affaire yi dafa bari sérieusement non dëgg la quoi Sénégalais yi dañu bëgg a xam quoi ñaata ngeen dépensé mystique quoi yéen ñaar quoi mystiquement ñaata ngeen dépensé. waaw lamb du mystique am na ci solo bu baax parce que boo siggee xool tribune bi ñaata personne moo lay seetaan. loolu moo ëpp importance ci mbër bi. aar sa bopp. mais man li ñu gën a financé ci man ñu def ko ci suma agent def ko ci muy Aziz mooy liggéey plan de carrière xam naa ne yëkkati na xaalis budget teg ci table pour ma liggéey fay IMSES ñëw fii ma nekkaat ci conditions yu baax loolu moom xam naa ne moom budget boobu moom yëkkati na pour jox ma pour ma rey sama bopp amaat suma forme jàppaat suma ñàmp. ok coow li dafa bari trop ci benn image bu nekk ci internet bi ñu gis la foofu noonu ngeen dugg noonu ruq soosu fu mu. Sénégal bii la. fii nii génnul Sénégal loolu dañ ko doon def pour tooñ rek la mais génnul sax Sénégal. da ngeen doon. def pour tooñ pour. Sénégal yi di wax Nigéria. non wallahi azim Sénégal gii la. ok Sénégal gii la. moo mystiquement ñaata nga dépensé. waaw xam nga làmb moom investissement la. tey yow bu ne da nga ne mbër nga balaa sax ngay am ay kase yu mag da nga daan liggéey sa liggéey di ko def ci yow ci làmb. muy ci entraînement yi sa dund say voyage ak yooyu noonu. tey boo demee ba yàlla dimbali la nga am yenn kase yi faaw nga investir ci sa bopp. xam nga comme ni mu ko waxee déplacement yi xam nga ci la bokk dem entraîner ji xam nga yaag ñi ngay entraîner li ngay fay ay coach xam nga sa préparation daal xam nga. mystique li nga ciy def moom mënoo ko estimer. affaire yi mënoo ko natt. fu ne ngay def de gauche à droite. yooyu yëpp yaakaar ndam bëgg ndam rek quoi. moom moo tax mais là moom liñ ci investir. munoo koy doo ko mun a xam quoi ok léegi dañu gis ni turu Aziz dafa ñëw trop ci combat bi comme ni Balla di waxee nii ragal féete day wàññi wërsëg ñu gis tam turu biram ñi nga ñëw na lool ci kanamu Modou kenn bañalul leen ko Gaston mais aussi CNG laay laaj est-ce que réellement question bi mooy est-ce que Aziz dafa bokk ci CNG est-ce que membre la. oui membre la par arrêté ministériel. mais balaa ma tontu loolu sax complètement mbër yi di bëre mosuñoo xam mystique bi ñaata lay doon dafa am ñeneen ñu koy toppatoo daal di sukkati ñoom xamuñu ko. ok maintenant problème Aziz est membre du CNG te c'est le ministre qui a fait un arrêté mu ngi ci biir ak Gaston. ak Gaston waaw donc les membres du CNG. ok loolu léegi lan mooy doon taxawaayu CNG. lan mooy taxawaayu CNG par rapport à quoi. pour man est-ce que membre CNG dafa war a nekk côté partisan question la rek. non dégg naa ne question la. moo tax ma lay jox tontu. xam nga lépp looy dugg day am li ñuy woowee déontologie mooy nag nga war a toogee ak nag nga war a taxaw. dëgg la. ak éthique mooy li ñu la dénk wala li nga bokk. lan nga war a def pour mu méngoo ko loolu lan lañ nar a def kooku lu ñu waxtaan la ak moom Aziz parce que bi mu bëree bi Balla di bëree ak Gris Bordeaux mu ngi woon ci géew bi dimanche bi mu ñëwee ci làmb gi def ma fekk si ma ne ko Aziz bu ma liggéey ci géew bi mu ne ma taluma ko du ma ci dem loolu la ma wax. waaw ma jàpp loolu taxawaay bi demee na neneen il faut que ñu waxtaan ko ak moom d'abord balaa ñoo wax ci biti dañuy def li wala ñu def li il faut ñu wax ak moom. il faut ñu wax ak moom mais féete yàgg na ci làmb ji de. bien sûr bien sûr. non waxuñu bu kenn féete. non féete. waaw bien sûr bien sûr. non gas xam nga am na yenn yoo xamante ni nii bu ñu toogee fii il faut ñu leeral ko du pour ñun sax mais pour sénégalais yi la parce que xam nga combat Modou Lo Balla Gaye passé na coow am na ci. mooy géej am na ndox. il faut mu am coow balaa. bu paasee ak loolu. mais comportement ñaari mbër yi tey boo ko xool rek boo doon xiiroo ak ŋaayoo rek war nga ko bàyyi parce que. Balla wax na ko léegi Modou wax na kenn ku ci nekk yaay sa entreprise morom. Balla dàqaatul pour bëreeg Modou Lo. alors Modou ñu ngi lire ci presse bi ñu ni jot nga avance pour dem accorder l'actuel roi des arènes revanche est-ce que mën nga confirmer loolu ak. lu ci topp. waaw d'abord am na loo xam ne dama ci féliciter Père Birame Gningue
li ma wax du suma agent du sama manager sama papa la. waaw parce que ba mu jàppee ba léegi du tey boobu defe naa bëreeguma ay millions. xam nga ñëw dénk ko sama bopp mooy jàppale ba tey. xam nga sama papa la comme ni ma ko waxee te kenn du liggéey di bëgg a sommer. xam nga te expérience am na foo xam ne fa nga koy gisee te ku gis combat bi comme ni mu demee xam ni am na lu mu ci joué comme suma combat ak moom. lu ñu daan taxaw nag taxawul. tey ba may nekk Espagne sam wax la ma woo ne ma am na ñu may contacter bëgg nañ lii ak lii xam nga rek jégoo mbër des fois xam nga mooy loolu daal. ma ko père parce que mooy loolu man ay saa yi maa ngi kii taluma ay yeneen de mu ne ma non yow léegi amul problème gérer sa liggéey man li ma war a gérer fii naa ko gérer. am na tey loo xam ne comme li ma la wax expérience rek moo ko mën. parce que man li am suma diggante ak Balla muy ma daan ko muy mu daan ma tey bëre combat royal daf may gënal. muy bëre ak moom moo yor couronne bi xam nga moom mu nekkoon ci démarche yooyu ba sori ak ñi mu doon waxtaanal xam nga ba tax na loolu dama ko ji félicité parce que li ma wax rek kenn bëggul liggéey di sommet ñun ba ñuy soog a bëri ci làmb année bi dañ daan bëri ay 5 combats tey bu ñu demee bay am ay benn bu ñu amee ñaar ñett daf ñuy gënal parce que comme li ma ay ndaw lañ nekk ci waar bi di liggéey. kon sa combat mu taxaw na. ñoo ngi ci avancé na xanaa dañuy après rek. conclure daal. mais Malal waaw fekk février teew ñu xaaral waaw léegi dama dégg tam sànq tam Balla mu ni moom daxaatul bëriwaat ak yow est-ce que yow Modou Lo bu làmb doxatee ba booy la ak Balla dëgg jaat avance bi. waaw li may wax làmb suñu liggéey la ñun ay gone lañ nekk duñu jax gone parce que ku def 12 ans ci làmb xam nga nekkatoo ci xale quoi. dañu nekk ci waar wi di liggéey du chaque instant ngay mën li nga mën da ngay bay sa waar. bu jeexee après nga ne ci leneen tourné ci leneen ndax pour bëri kenn làmb su ma liggéey la su may adversaire ku ma làmb boole rek damay bëri ak moom incha allah. Modou Lo est-ce que da nga jël avance su Eumeu Sène. dégguma de am na loo xam ne man demal bëri ji lañ ma sant demal entraîné ji nga dem bëri ji am na loo xam ne comme li ma la wax père moom moo koy dox papa la ci man lu nit di bëgg ci man moom moo la ko ci gën a bëgg sama avancement rek lay wër di matin au soir xam nga ba tax loolu dama koy bàyyi ci loxam. ok moom mooy traité. ak gars yi Mouhamadou Moustapha est-ce que combat Eumeu Sène Modou Lo dafa taxaw. est-ce que avance yi génn na. Lamine maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ci plateau bi yëpp dama lay répondre très clairement kii mënul nekk ci contrat di signé waat beneen contrat mais ñi ngi ci négociation yu avancé seeti naa Biram père Biram dem naa këram ñaar ba ñetti yoon mu ne ma Moustapha dama bëgg nga may ma parce que dama nekk ci contrat te bëgguma perturber sama mbër ci contrat bi ma nekk. je pense la dernière fois bi mu fa demee sax bi mu koy woo mu fekk mu nekk Espagne loolu la ko doon waxtaanee ak moom di seet mbër bi fu mu ci toll. Modou Lo am naa numéro am dañuy déggante mais dama jàpp ni rek du yoon ma nekk ci ma tëb Biram mi nga xamante ni moom lay liggéeyal di ko woo fa mu nekk naan ko mbër nañ def nii nañ def na lee ñoom ñaar nag moo wax Balla ñii dem naa këram fekk ko kër yaayam ñu dem fa guddi di waxtaanee combat am donc ñun ci loolu rek la ñuy dox loolu la ñuy dox mooy si dañ koy dox parce que dañu am yeneen solution mais kii di Eumeu Sène au jour d'aujourd'hui jël na combat jël na avance mais Eumeu Sène mooy roi des arènes lu combat bi neex Eumeu Sène tey moo nekk roi des arènes ñoom ñaar ñi toog fi yëpp roi des arènes la ñu bëgg a dégg parce que kii bu ko jëlaatee yoon la parce que wane na ni que mën na ko jëlaat Modou mii bu ko amee chance bu bëre ak Eumeu Sène jël ko aussi mooy li ko desee bu ñu seetee bu baax ci palmarèsam je pense que fii on s'était donné ak Père Biram fii ba fin février parce que fekkoon nañu làmb ji sax di am problème mu date ñu naan dañ koy reporter duñ ko reporter mu jël fii ak fin février pour fin janvier astafurlah pour mën a jël une décision claire à partir du 1er février mais li jaxase wax ji mooy Aziz mi ngi ñëw na ne ma comme yaa yore bàyyil ma def ci Balla déggoo ma
dégguma la man jarul ma lay dégg na la Sénégalais yi dégg malal na la Sénégalais yi dégg yow kañ moom Sénégalais yaa ngi bu leerul rek ñu posé. comme pose jox nañu avance ëmma. waaw. moom mën na ci dugal Balla. ci nag. Balla la bëgg mu engagé mbërëm. yow kay loolu leer na malal. dafa ndànk rek. loolu leer na malal. non ci leer na moom nangu na mbërëm bëri ji ak Eumeu Sène. waaw moom loolu la bëgg. moom loolu la bëgg. da nga ko déggul de dafa la bëgg wax ne la non malal dafa la bëgg wax ne la Aziz bu ko nee yow yaa yor Eumeu mooy yow jox nga avance Eumeu. loolu kay leeral naa ko. bàyyil ma dugal ci Balla. waaw waaw man li ma bëgg laaj. mooy ndax dafay lay proposer comme li mu proposé woon. Gaston ah non 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 non. c'est pas dama koy sponsoriser ah. ok. Balla li mu wax c'est très clair. Aziz moo yore actuellement plan de carrière. lu ñu ko mënti critiquer mbër bu ne bëggoon nga ku toll noonu mel noonu. nekk sa ginnaaw am yéene boobu di ko def ci yow. donc ça il faut le lui reconnaître. après li muy defar CNG c'est des problèmes yoo xamante ni certainement mën nañu ko régler. donc bu fekkente ni moom moo yor plan de carrière u Balla nekk agent Balla ñëpp dégg nañ ko mu ne moom dafa war bëgg day liggéey pour jëliwaat couronne mais da koy uti. donc loolu tax Aziz woo ma ñu waxtaan mu ne ma moom dafa bëgg Balla bëre ak Eumeu Sène ma ne ko sori naa si discussion ak Père Biram mais ma su ma demee ba texatal ba xam ni jubóowuma ak Père Biram yàgg nañu def des choses ensemble ba si combat bi exploitation TNT bi mën nañ trouver solution mais day fekk suñu discussion ak Père Biram jeex bu discussion Père Biram jeexee mu accordé ma li ñu bëgg ak Modou fa lañ jëm. ok léegi Malal yaakaar naa ni il faut que ñu jéem a camper parce que liñ ñu cërale woon ci waxtu daanaka léegi mu ferenku laayu te war nañu dellu siwaat tuuti ci Modou Lo ak Balla Gaye ak sax Gaston war nañu dellu siwaat ci ñoom mais il faut ñu xam ni aussi tamit comme ni Balla wax Modou wax ñoom ñëpp dañuy liggéey Malal kenn ku ci nekk sañ ngaa proposé nit sax day nekk ci bérébu liggéeykaay di liggéey nit bëgg fa ko fa jëlee yóbbu ko feneen du kooku daf ko bëgg mais ora dina toll foofu loi marché la merci loi marché la waaw Gaston est-ce que yow di nga tëggaat kan man waaw laaj ko sunu borom rek su ko yàlla nattoo woon non yow laa laaj am man moo doon jot sama borom dama koy wax ne ko dana régler sama problème yi man naa am du ma xam nga du ma tëb rek ni comme li presse bi bind keroog ni Gaston nee na bàyyi man du ma wax ni bàyyi naa damay wax rek ni combat moom yàlla ma ji natt su ma sañoon nit yàlla teggi ma natt boobu yàlla xam ne ni bëggatuma ci dara ci sama bëgg-bëggu bopp man sama coobare bopp rek su ma sañoon yàlla teggi ma natt te yàlla na ma ko teggi li ci des nag lu mu ci def rek ma topp ko ci waaw combat bi comme li Tafa wax aussi ci combat bi je pense que ñoom ñu ay mbër la ñoom ñaari ñëpp war na mën a bëri ak Eumeu Sène li ci gën yàlla na ko yàlla def mais itam li mu wax waxu noble la mi ngi doon wax ak Eumeu Sène mi ngi doon wax ak Modou Lo il faut que ñu may ko mu eggaleeg Père Biram su eggaleeg Père Biram su ko yàlla sottalee foofu parce que nag yëpp moom bëgg ma naam mais ku yàlla dimbali rek a fi nekk nag kenn mënul dara su yàlla ne Modou Lo mooy bëri ak Eumeu Sène Modou Lo bëri ak Eumeu Sène su ne Balla Gaye bëri Eumeu Sène Balla Gaye bëri su yàlla ne du ci bëri kenn ma day wuti keneen rek day wuti keneen te comme ñoom ñaar ñi bañante wu nit mën nanoo bëri waat parce que làmb fii Sénégal temps ñoom barabara ki Doudou Bakassar ak yooyu dañ daan bëri un mois bi ca topp ñu bëri waat ñoom dañuy liggéey ñoo ko waxal seen bopp donc bu ci kenn am esprit de chantage wala di jéem a santeloo benn promoteur loolu moom baaxul ci làmb bi mu defee loolu pour tàggo comme affaire bi jot na coow li bari na ci làmb ji moo tax il faut ñu jéggalu aussi la population sénégalaise les amateurs de lutte jéggalu aussi presse bi parce que ñoom it liggéey nañ ci làmb ji bay bëgg a dee toujours ñu defanteeg ñoom xuloom ñoom et tout ça mais il faut ñu jéggalu leen jéggalu aussi vraiment population yi ak ñiy jëndoon cote yeeg yooyu yëpp cote yi nandaguñ ko c'est peuple bi nandagu ko il faut mu am jaxasoo nand léegi waaw mais danañ ko nandi nag parce que nand ko mooy tax làmb yi jëm kanam il faut ñu muñ nand ko ñu insister ji pour làmb jëm kanam suñu bëggee dimbali ñoom itam làmb
donc vraiment ñu leen di baal wax di remercier presse bi di remercier amateurs yi di remercier aussi vraiment kër gi parce que kër gi keroog bi ci doon seenu ma toogee Youssou Ndour la pour la première fois lépp la ma bàyyil te it lépp li mu waxoon lépp def na ko donc ñu koy ci gërëm bu baax a baax a baax di may nuyu bala ma fiy jóge it sama mbokk Louga yi moom du ma leen fàtte sama mbokk Ndande yi Kébémer ak Boxal ñooñu rek laa am fa laa juddoo fa laa fii fa la samay mbokk juddoo fi ñu ko teg mu toog waaw fiis bi mais waaw fiis bi gis nga ni ma toogee sax ci noir blanc laa xam ni nga xam ne mooy couleur njaamut ba ma nekkoon président donc malal moo ma koy fàttali donc di remercier nag ki nga xam ne nag moo waraloon bis bi nag muy le président Macky Sall ñu koy remercier bu baax a baax a baax a baax a baax di remercier le ministre Matar Ba moom itam jàpp ci làmb ji taxawu nekkoon vraiment président comité d'organisation bi bu baax di delloo Macky Sall njukkal di ko gërëm au-delà de l'arène nationale làmb ji ba nga koy gërëm mais au-delà de l'arène nationale de toutes ses réalisations ci président Macky Sall nag laa wax de waxaguma candidat mais pour le président Macky Sall li mu liggéey nag ñëpp gis nañ ko il faut ñu gërëm ko donc di gërëm le CNG de lutte et di sant yàlla ba nga xam ne làmb ay coow rek a ci mujj topp mais kenn gaañu wu ci kenn blessé wu ci ñun ñëpp ñu ngi ci jàmm ñaari mbër yi ñu ngi nii suñuy xarit lañu suñu lépp lañu yàlla na leen yàlla joxaat combat ñu bëre ko ci yàlla nañu yàlla bàyyi ba nu fekkee waat seen troisième confrontation ñu fi toog ñëpp ak Sénégal ñu ko ñëpp daal fekke ko ñu defaat confrontation ok man Mali laay jëma nuyu fa Daouda Diokh mooy président association des cadres et chef d'entreprise sénégalais foofu nga xam ne moom mooy ca Mali mu ne mu ngi leen di féliciter yéen ñaar bëgg na invité Balla ak Modou foofu ca Mali parce que nee na jamono ji ñuy wax ak yéen sénégalais yëpp ñu ngi toog di seetaan seen télé te image bi nga xam ne moom ngeen jox làmb yéen ñoom mérité ngeen dem foofu ndax bu ngeen fa demoon foofu dafay mel ni yéen a ngi Sénégal kon si dinaa yóbbu Modou Lo dinaa yóbbu Balla Gaye mais aussi itam yaa Fatou madame le maire happy birthday to you maa ngi lay ziare bu wér a wér Malang dama lay bàyyi nga delluwaat tuuti ci ñaari mbër yi pour 5 minutes après ñu dellu soit ñu def tour de table man dama leen di bàyyi waaw gas waaw ñu gërëm promoteurs yi ci Sénégal sama jarbaatu promoteurs yi sama rakku promoteurs yi combat bi ñoom ñoo ko organisé Papa Abdou Fall nekk seen kanam jouru làmb ji 6 heures du matin fa leen fekkee stade bi réunion yi doon def ak CNG yëpp dañ doon ñëw ci stade bi vraiment liñ ci liggéey ñun liggéeyuñ ko ci Papa Abdou Fall keroog dafa meloon ni fasu rëcc nekk ci làmb ji fu mu dugg fa amuñu ñun coono ci làmb ji moom ak vraiment sama jarbaatu promoteur yëpp vraiment lu leen nit ñi mën a jàppale muy sponsor yi yëpp nañ leen jàppale parce que suñu leen jàppalewul làmb ji day du jëm kanam nañ leen jàppale vraiment jàppale leen ba nga xam ni muy Sokosi ma kii société yëpp CDC ñoom ñëpp daal ñi nga doon gis yëpp yëpp nañ leen jàppale promoteurs yi pour làmb ji mën a jëm kanam parce que làmb ji nag suñu culture la ñun ñoo ko moom ci promoteurs yi ay xale lañu yu téye seen ñii ay commerçant lañu ñii téye seen lu amaku su néew investir ko ci làmb suñu bëggee làmb ji jëm kanam il faut ñu jàppale promoteurs yi tarkala Modou léegi nag waxtaan bi ñu bëgg farankulaayu lan ngay tàggoo sénégalais yi tàggoo ko sa fans yi ak amateurs yi waaw encore di remercier ñi may jàppale yëpp parce que comme ni ma la wax di la yàlla bëggoon mais teewul li ñu waroon def yëpp def nañ ko xam nga di nuyu encore kër kilifa diine yi rawatina fi ma bokk muy teewoon di nuyu sama sëriñ Mbaye Sy Abdou xam nga di nuyu xalif général des Tidianes sëñ Mbaye Sy Mansour di nuyu kër kilifa diine yëpp waa Touba xam nga waa Layen xam nga waa Ndiassane waa Kaolack xam nga di nuyu xaadar yi kunta yi di ziar ñëpp xam nga di ziar suma fans club yi nag parce que lépp ñoom la sonn nañ ci man di début à la fin xam nga waa génération xarañ d'abord ci jiital nuyu président bi Mor Sarr ak Seydi Laye ak Libas ñoom xam nga di nuyu waa xarañ famille bu Gambie président bi di Pape Diouf xam nga di nuyu waa Mauritanie waa Mali xam nga fépp fu fan su Modou Lo nekk rek xam nga di nuyu waa xarañ moo ñu boole waa Temax di nuyu nag mention spéciale à Amadou Ba xam monsieur le ministre taxaw na ci combat bi jàpp na ci xam nga ci côté yëpp ma ñëw ma am open press mu ñëw soutenir ma xam nga maa ngi koy ñaanal bu baax moom it xam nga li ko président dénk yàlla na woyof toll te lim ci bëgg yëpp yàlla defal ko loolu way njortam ak famille yëpp xam nga di nuyu monsieur Cheikh Ba tamit monsieur directeur impôts et domaines di nuyu Augustin Tine ministre des forces armées xam nga di nuyu monsieur Omar Youm
di nuyu Tayrou Sarr xam nga ak soxna Marème Sy xam nga di nuyu grand Cheikh Cissé bu Dagana di nuyu Cheikh Touré di nuyu Adama Faye moom sama mag la di nuyu Ilimane Lam bu baax di nuyu grand alou.com xam nga di nuyu grand Bokum directeur C Salim bu Lac Rose moom it taxaw na ci bu baax ak personnel u C Salim yëpp di nuyu grand Babacar Gueye bu ministre bi xam di nuyu Pape Sow bu Kër Ndiaye Lo xam nga di nuyu Mohamed Ndiaye depuis Thiès di nuyu Ousmane Sy xam nga di nuyu Lor sama douanier boobu xam nga di ku daal gi da ngay juum mais daal di nuyu 14 régions Sénégal yëpp tamit rawatina Fandène fi ma dëkk sama yaay xam nga ak Taïba fi sama bàpp dëkk rawatina Parcelles Assainies fi ma juddoo xam nga yaroo fa maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp gis nañ taxawaay yi mat na mais nañu gën a taxawaat incha allah ñaan li ci kanam yàlla defal ñu ci ndam di nuyu nag ñu ma sumay partenaire ci mel ne Papa Sow Yékini Junior ñoom Franc ñoom Gora parce que nee naa ñoo ma gënoon bëgg ndam parce que gis naa seen taxawaay seen yéen ak lépp def nañ lépp lu ñu mën ñoom it mais lii la yàlla dogaloon xam nga di nuyu staff Rock Énergie yëpp coach yi ku ci mel ne Père Ndiouga Pape Mbaye di nuyu Aline John di nuyu sama mag Ibou xam nga di nuyu président bi Cheikh lim daal da ngay juum nañu kii après ma ñaar di nuyu staffu Modou su may rakk su may mag ñi may àndal muy ñëpp ci mel ne ñoom Ibrahima ñoom Papis ñoom Baba ñoom Serigne Ndiaye ñoom Mor lim da ngay juum mais dinañ ñëwaat rek continuer ci ok Balla ñu bàyyi la nga tàggatoo waa di gërëmaat sénégalais yëpp di gërëm maire Aliou Sall gis nañ vraiment taxawaayam ci Guédiawaye lépp li ko waroon def na ko soutenir nañu biir ak biti di ko sant di ko gërëm bu baax a baax a baax di gërëmaat tamit Ilimane Lam rawatina njabootu Cheikh na Cheikh Sadou bu baax a baax waa kër Serigne Touba di ñaan suma Serigne yàlla yokki leeram te taas ñu ci barkeem maam Limaamu Laay bu Kunta Ndiassane Baye Niass Kunta ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax gis naa taxawaay bi rawatina Casamance bi nga xamante ne fa laa dëkk di leen wax gis naa ñaani bu baax a baax ala baraka am kontaan te baake Casamance yëpp kontaan nañ kon maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëmaat àndaw bu baax a baax Pape Sané di gërëm Thierno Gueye mi nga xamante ne vraiment day sonn ci liggéey bi ak Ndiaga Doole ak Tafa Buju ñi nga xamante ne jàppale nañ bu baax a baax ak Baye Ndiaye ak Massata ak Kor Ndiak ak Omar Gueye ak Baara Gueye mi nga xamante ne vraiment ñu ngi sutur ak suma koñ fi nga xamante ne fa laa yow waa golf gis nañu liggéey bi ak fan si club Balla Gaye de international di ci jiital san ak ñoom Cheikh Ibra ak ñoom Jalki ak ñoom Khadim ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waa Mali maa ngi leen di wax kontaan naa bu baax a baax gis na ñaani ak waa Guinée Bissau fan si club Balla Gaye numéro 2 bu nekk Mali Balla Gaye family ak waa Mali ak waa Mauritanie ak Guinée Bissau ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rawatina tamit mention spéciale suma xarit suma papa suma agent suma lépp muy Aziz ginnaaw yàlla ak yonent bi maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm gis nañu liggéeyam parce que nit boo ko jëlee dénkaane moo fort dénkaane moo metti lim ciy dégg yëpp ak wax yi ñu koy wax yëpp maa ngi koy jégalu di ko baalu ak njabootam ak suñu papa Baye Ali ak suñu yaay mère Khoudia Diop ñu ngi koy sant bu baax gis nañ taxawaay bi famille bi ñoom Badou Kor Ndiak ñoom ñëpp Massata Khalilou Sora ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant leen gërëm rawatina aussi tamit suma xarit yi ma doon encadré regroupement ku ci mel ni Sokosim maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm parce que Tëngéej la yow bàyyee ko di ñëw ci man famille yëpp maa ngi leen di sant parce que gis naa ni ma taxawaa rawatina ñoom Digal ñoom Khadim El Hadj Diouf ak ñoom Youssou école de lutte Balla Gaye numéro 2 yëpp boy yi nga xamante ñooy sàmm sa ngor maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm gis naa taxawaay bi ñuy taxawuma wane ne nañu école bi ay jeunes ñoo fi nekk ñu bëgg a liggéey ñoo fi nekk wane ñeen tamit kenn mënu ñoo jaxase ku bëgg a liggéey nga ñëw ànd ak ñun liggéey ku bëggut a liggéey nga bàyyi ñëw suñu école ñu liggéey vraiment xale yi xam loolu marché sam xam loolu donc maa ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bi nga xamante ne vraiment ku ci mel ni Ama Baldé suma xarit suma rax suma frère gis naa liggéey bi vraiment nu mu ci taxaw di ko jàpp kon maa ngi koy sant bu baax di gërëm Yara bu baax a baax maa ngi koy sant ak Assane vraiment maa ngi gërëm ñëpp suma yaay suma papa suma famille jabar suma jabar ak suma ñëpp daal maa ngi leen di sant di leen gërëm rawatina fi nga xamante ne fa laa yow mi Géejawaay ak Géejawaay bi nga xam fa laa yowoo di leen wax kontaan naa yàlla na leen yàlla fay kontaan naa bu baax jërëjëf
Malal kon way wi dafa frenkulaayu kon à partir d'aujourd'hui bu ñu jógee fii contrat bi doxoon ci diggante IACOM Gaston Mbengue ak Modou Lo ak Balla Gaye maa ngi ñëw jeex na tàkk Balla est libre Modou Lo est libre nga ne dama fàtte sama mbokk Gambien yi ñëwal parce que combat bi passé ñetti bis lañ indi franchement ma gis coono yu métti ñu ci daj ak waa Mauritanie ak waa Guinée Bissau vraiment maa ngi leen di sant di ko gërëm maa ngi sant nag kenn di ko gërëm mais bu ma nee xaadim nag xaadim laa tudd mais maa ngi ko sant ndax bëggul sax ko sant di ko gërëm parce que taxaw na baax a baax. ok dañu bëgg ngeen dimbale ñu. pour photo de famille ak suñu mbokk journaliste yi. waaw. comme ni ñuy wax chaque fois rek ñoom. dëgg la jógee jóg occasion rek la ñu am remercier d'accord nañ di nuyu diaspora bi yëpp. amoo depuis États-Unis sama mag Fatim maa ngi koy nuyu bu baax ak borom këram Aline Lo Adama Samb ak Ali di nuyu waa Cincinnati yëpp di nuyu waa Dallas xam nga ngañ tamit sama mbokk sportif yi. ngañ de Sagana Diop xam nga waaw moom kenn la ci man di ko nuyu bu baax ak góor gi si Dieng xam nga ak Youssou Ndoye Papa Aliou Ndiaye l'international ak Baye Oumar Niass xam nga André Senghor maam Biram moom it maa ngi koy jaale papam affaire yi ñoo xatoon woon naa ko jaale ko papam dafa génn àdduna maam Biram Diouf l'international xam nga di ko ñaanal papam yàlla na ko yàlla yërëm xaree ko àjjana xam nga ok dañu bëggoon ngeen Balla Gaye jóg de jóg Modou Lo jóg di gërëm sama 116 bi nga xamante ne New York ko maa ngi gërëm ñi nga xam sama yaay maanaam Mama Assou bu fa nekk ak suñu Modou Gueye sama xarit yi Mamor ñoom Modou Thiam ñoom Cheikh Fall 116 Arlem ba bronze maa ngi sant ñëpp di leen gërëm 116 bi yëpp suma yaay suma tataay bi ne xam naa ne sees ndax gëj na Amérique maa ngi sant aussi tamit Moussa Fall bi nga xamante ne taxawu na ma si liggéey bi IMCES Paris suma coach yi ku ci mel ni John maa ngi koy sant ñoom ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm liggéey bi rafet na waa France ñëpp merci beaucoup jërëjëf. photo de famille waaw. waa Memphis sama famille soxna. juste gërëm benn village bu nekk boori Nduxura. village bu tudd Ŋaayam. ay alpulaar lañu. mais ñooñu dañoo seey ci Futurs Médias. boo fa demee ñu wane lamb wala ñu wane football. seeram dafay daw ni ñu dajaloo ci penc mi. teg rajo mag ñi góor ñi jigéen ñëpp ñoo toog di déglu donc waa Ŋaayam yëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di nuyu aussi Diop Kova. nga xam ne mooy couturier bi nga xam ne moo nu ñëwal di ko gërëm bu baax a baax ci mi taxawoo di gërëm aussi direction générale bi parce que gis nañu aussi su combat bi ni ñu ñuy yombalee liggéey bi jox ñu moyens yi di leen gërëm bu baax a baax te di wax ne ñu continuer jàppale ci kanam mooy gën a Mala dama bëgg Balla Gaye di gërëm nit Sénégal gépp la di gërëm Colbert sama xarit Colbert Diagne temps yi mi ngi bégal Sénégal bi waaw di gërëmaan rek Pape Thiam ba nga xamante ne vraiment sonn na ci léegi mu ngi dëkk Pikine vraiment di gërëm Cheikh Ibrahima di gërëm ñëpp di sant ñëpp non Moustapha xoolal ak ñaari Cheikh yàlla li xew mooy dara gënu la kii ngay wax ba si yàgg ñuy teg générique di ko dakk léegi li Sénégalais yi bëgg Gaston toogal li Sénégalais yi bëgg mooy Modou Lo jóg joxante ak loxo Balla Gaye ñu def photo de famille loolu la Sénégalais yi bëgg instant yi loolu la Sénégalais yi bëgg fii non nañ taxaw nii rek fii nii c'est bon taxaw leen nii Balla kaay taxaw nii Modou kaay taxaw nii kon nag mbokk yi mu ngi noonu pour wane ni sport foo la ak ree la bokku ndey la bokku baay la ñi ngi noonu Balla Gaye ngi noonu Modou Lo ngi noonu kii am na ndam ndeysaan Balla yëkkati na loxo bi Modou Lo yëkkati na loxo bi kon Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi jërë ngeen jëf